tey la àllarba ñaar fukki fan ak juróom-ñeent ci weeru août atum 2018 xibaar yi ngeen di bàyyi xel fi ci Mbour TV nuyoo baa ngoog asalaamaaleykum wa rahmatullah. xibaar li ci gën a fës bokk na ci programme de généralisation de la certification citoyenne njëriñ li nag mooy saytu doxalinu maire yi ba du am benn lënt-lënt ñi di askan wi tamit mën a xam fu seen alal di dugg des na ci ànd ak Tidiane Mané mooy premier adjoint bu mairie bu Mbour. parrainage lëmbee dëkk bi ñi amee parti politique yi ñoom nag doon daje ak jëwriñ ji ñu dénk biir réew mi di Aly Ngouille Ndiaye la ñu doon waxtaanee mooy parrainage bi lu toll ci 87 candidats ñoom nag ñoo nar a dagaan baatu askan wi des na ci ànd ak Djibi Diop Ndiaye defal nañu ci ab taxaw seetlu njiital ODCAV bu Mbour weddi ni ODCAV bu renouveau am nañu ay kayit nag ngir mën a amal ay nawetaan moom Pape Mbodj ne loolee du fi am lu mu leen jaral nag des na leen ko jaral takk gaa ngok des na ko tikki toftal ci xibaaru tàggat yaram yéen ñi tafoo Mbour TV bu ngeen taxaloo as lëf ma dikk ak yéen ci yaatal gi. téléspectateurs yu Mbour TV dal leen jàmm ci xibaar yi ni ma ko waxee woon rek mairie bu Mbour la ñuy jëm ña fay liggéey nag doon amal ab tàggatu ci bonne gestion maanaam yoreen bi nga xamante ne bii yoreen bu sell lay doon te mucc ayib alal bi nga xamante ne bii askan wi ñu ngi koy dugal mën a xam fan lay jaar ñoom it askan woowee xamit li nga xamante ne bii ña ngi koy def jëme ko ci seen mairie boobee mu leer ci seen i gët Tidiane Mané ay kàddoom ci micro Djibi Diop Ndiaye Saliou Faye. ndajew tey bi nag dafa am solo. ndax li nga xam ne moom la nit bëgg fekk ne dénk nañ la dara mooy ñi la ko dénk mën a xam liñ la dénk noo ko yoree ko population bi dafa taxawal ab conseil municipal taxawal maire ak les adjoints lii leen dénk mooy alal bi nga xam ne moo jóge ci nit ñi te collectivité locale di ko gérer pour doxal li nga xam ne mooy soxlawu nit ñi baax na nit ñooñu xam alal boobu ndax yoreen bi rafet na loolu nag defe naa kenn mënu koo bañ looloo tax bi ñu yónnee document pour ne ñu certification citoyenne kat taxawal nañ ko ndax d'accord ngeen ndax seen collectivité Mbour man bëgg na ci dugg ñun hésité wuñu day ne bëgg nañ ci dugg ndax en réalité loolu moo mas a nekk suñu gis-gis ci yorinu li nga xam ne moom la ñu askan bi dénk. des ci loolee ba léegi Abdoulaye Kane doon amal nag bile tàggat ca mairie bu Mbour dikk na ak ñun ci njariñu bile tàggatu naka la ñuy def nag ba dugal ñi nga xamante ne bii ñooy ndaw ñi ci doxalinu mairie bi ay kàddoom Djibi Diop Ndiaye Saliou Faye moo ñu ko dégtal. dama gis ne am na ay déficit de compétence maanaam mairie yi projet yi ONG yi institution étatique yi. dañu am déficit de ressources humaines et damay gis souvent su ma demoon mission ci terrain bi dama fay fekk ay jeunes ak ay je dirais des jeunes retraités par exemple souvent damay daje ak ay nit ñu ne ma ay retraités lañ mais damay gis ne ils sont prêts physiquement mentalement et intellectuellement pour toujours accompagner leur pays étudiants yi aussi quelquefois ils sont pare nañ seen jàng ñu ngi dans leur localité d'origine, dans leur village d'origine et ils ont des compétences qui peuvent servir am nañ ay xam-xam xarañ nañ ci ay seeni compétences pour dimbale mairie bi pour dimbale collectivité locale bi ci problématique de développement ak problématique de gouvernance donc war nañ xalaat ay stratégies yoo xam ne dañuy impliquer cette jeunesse parce que soo demee ci ONG yi d'ailleurs souvent am na ay diplômés ay borom xam-xam mais plus de 50% du personnel ñu ci bëri amuñu sax bac alors que ñee soxla nañ 2 mois 3 mois liggéey ci domaine bi ñu gën ci xarañ ñi fa nekk actuellement donc war nañ xalaat ay mécanismes yoo xam ne les étudiants yu jóge ci yenn gox yi maires yi en particulier di leen jege di leen recenser seet ci lan lañ leen mën a jàppale.
dañuy wax leneen muy politique ñi amee parti yi doon amal ab ndaje ak jëwriñ ji nga xamante ne bii moom lañ dénk biir réew mi di Aly Ngouille Ndiaye la ñu doon waxtaanee nag mooy parrainage bi lu toll ci 87 candidats ñoom nag ñoo nar a dagaan baatu askan wi. laataa loolu nag faaw ñu dem wuti ay signature di ay xaatim lu toll ci 68000 nag lañ leen laaj fi mu toll nii ku nekk yaa ngi xool yan yoon ak pexe nga war a mën a def ba am yooyee signature Djibi Diop Ndiaye amal na ci ab taxaw seetlu la mu ca wax lépp mi ngi. coowal parrainage wëy di lëmbee dëkk bi ba tey ginnaaw ndaje parti politique yi candidat yi nga xam ne ñoom ñoo war a samp seeni ndënd ci élection présidentielle 2019 yi biñ ci génnee coow nar tukkee woon na fa ki nga xam ne mooy Abdoul Mbaye di daal di ŋàññi fichier électoral bi nga xam ne nii moom leen war a liggéeyee ngir présidentielle yi waaye ci biir loolu tamit waa PDS ci beneen wet ga ñoom tamit ñuy ŋàññi doxalinu régime président Macky Sall bi nee na ñoom régime bi dañ ko nekkee lu dul jaay doole ak dem sax bay tëj ñi nga xam ne ñoom ñoo war a jaayante doole ak parti bi di APR ci biir loolu nag ñu gis ne wàllum parrainage bi nekk coow lu rëy luy jur ci dëkk bi ba sax tax na kenn ku ci nekk ci candidat yi yaa ngi xool ban tànk ngay tekk wala tamit ban kàddu ngay jàkkaarloog askan wi ñu ngir ñu mën laa signeel ci mbirum signature yooyee sax ci kii di Mimi Touré nee na lii di coowal parrainage li baax na lool ci dëkk bi ndaxte boo xoolee li toll ci juróom-ñetti fukki candidat yoo xam ne ñoo nar a samp seen i ndënd ci élection présidentielle yi loolu tamit nekk na lim bu takku te buñ ci taxawul ci wàllum parrainage bi dina nekk luy lor lii di électeurs yi tax te bulletin yeeg li ñu mel amoon fi ci élection législative yi moom Abdoul Mbaye dikkaat di ko tontu nee na moom Mimi Touré bu nekkente ni lii nga xam ne ni moom mooy coowal candidat yi ci lay addu war na xoolaat bu baax lu muy wax ndaxte kat ñoom am nañ droit bokk ci élection présidentielle yi te kenn ku ci nekk soo mënee am lim bi nga xam ne moom leen la jox ci wàllum parrainage kon bu ko defee mën nga bokk ndax ay citoyen leen ci réew mi la ñu bokk ñuy wëy nag di xaarandi bu baax a baax coow lii nga xam ne moom moo lëmbee dëkk bi di wàccaayu parrainage bi kañ lañ koy door ak kañ lay candidat yi commencé kenn ku ci nekk dugg ci dëkk bi. jaajëf Djibi Diop Ndiaye ñu wax leneen muy PDS nag nara naxarlu li nga xamante ne bii moom lañ jàpp ni nguuru Macky Sall mu ngi koy amal di xoxatal ak tëj ñi nga xamante ni bii ñooy adversaire politique am yile jafe-jafe nag bu ci international libéral jugul ñoom nee nañ daañu génn ci bile kuréel Babacar Gueye moom moo yëkkati yile kàddu dañ koy déglu ci micro suñuy naataango yu Dakar Actu. Comme vous le savez, l'international libéral a choisi de tenir. Comme ni ngeen ko xamee kuréelu international libéral dafa daal di tànn te def fi benn réunion comité directeur fii nii ci diwaanu Dakar te loolu nag ñun libéraux yi nekk fii ci diwaanu Sénégal dañoo daal di bunduxatal ci pouvoir bi nga xam ne mooy pouvoiru Macky Sall bi lii di jëm ci wàllum démocratie dañ ko daal di bañ li nga xam ne moom moo jëm ci wàllum lu ñu moom ñun sax dañu koy xañ. élection yi niñ koy daal di taxawalee dañ koy njuñ njaaj loolu yëpp amul benn leeral bu ci am étudiants yi seen biir dañ leen di buntu xataal ñi nga xam ne dañoo ñëw ngir teg samp seen mbër ànd ak neneen ni pour dem ci élection présidentielle yi dañ leen daal di jàpp ngir tëj leen buntu xataal loolu nag moom moo tax ñun ak président secrétaire national bu parti PDS président de la République Abdoulaye Wade mu wax ñu daal di def benn réunion ngir ñu mën a dajale nekk benn waxtaanee ci loolu ak ñi nga xam ne ñoom ñooy nguur gi buñ ko deful parti démocratique sénégalais dina daal di taxaw jël ndogal ne dootul bokk ci lépp loo xam dafa jëm ci wootee nguur gi ngir waxtaan waaye tamit ak yeneen pexe yoo xamante ni dinañ ko lal ngir mën a démissionner ci libéral international bi nga xam ne moom leen nekk kon nag ñi daal di bàyyi xel askan wi te tamit di ko wax ngir ñëpp ñu mën ko dégg fii nii militants yi ak sympathisants yi ñëpp daal ñu ngi daal di woote ngir ñu respecter li nga xam ne ni moom la ñuy jël pour ñu mën ko daal di xeex régime gouvernement Macky Sall. Les contraintes qu'il y a sur les libertés, sur le droit, sur la démocratie et les risques qui s'amoncellent à la veille d'une élection présidentielle de capitale pour Macky, certainement parce qu'il ne voudra pas quitter le pouvoir et aller en prison, mais aussi capitale pour ceux qui décident de changer de cap, le Parti démocratique sénégalais et son candidat
Karim Meïssa Wade. kaddu yu Babacar Gaye yooyee mooy ndar képp xët wu njëkk xibaar yi ñu ubbi weneen xët sport lay doon. tàggat yaram benn ponk lay doon muy nag coow li nga xamante ne bi dafa dox ci ñaari ODCAV yi nekk fii ci diwaanu Mbour njiital ODCAV bu authentique di Pape Mbodj moom nag weddi na ne ñi nga xamante ne bi ñoom ñooy waa renouveau amuñu benn kayit buy firndeel ni war nañoo mën a amal ay nawetaan fii ci diwaanu Mbour moom Pape Mbodj ne ñoom waa ODCAV boobee lu mu leen jaral lekk ñoom jaral na leen lu ko raw dañuy ànd déglu Pape Mbodj ci micro Djibi Diop Ndiaye Saliou Faye. ci kaw loolu la ñu ñëw di ñu ñaan ndax mën nañoo aménager ndax xajal beneen structure bi ñu leen beneen structure amu fi benn moo fi am mooy bi loi Sénégal reconnaître de 1960 à nos jours ak ay règlement yi fi nekk gis nga bu ñuy wax liberté d'association day fekk nga respecter loi ak règlement moo tax ñuy wax liberté d'association li fi xew mooy dafa am ñu nekkoon suñu biir mandat bi jeex ñuy faluñu leen ñu mer dem toog ànd ak ASC suspendu li ci xew nag am na ay hommes politiques responsable d'ASC ñu suspendre seen ASC wala seen ASC nekk ci fronde bi ñoom ñooy jéem a ñëw ne dañuy forcer loxo maire di jéem a def ay pression politique pour maire changer avis mais maire newul ci disposition yi te maire du changer avis parce que li ñuy wax hiérarchie des normes su amee préfet jël décision ci kanamu maire ak préfet ak commissaire central ak inspectrice des sports ci ñoom ñu fekke ko ñun ñu fekke ko nga génnaat di dem ci maire loolu da nga bëgg a sonal maire nañ may maire jàmm maire du dellu siwaat ci li préfet wax du fi amee ci loi nanguwul mu amee fii. ku légalul loi reconnaître la bés bu ñu jëlee 100 francs jox leen ko fii ba chambre administrative cour suprême pare nañu ñoom xam nañ man je suis juriste de formation xam nañ ba bu baax xam naa fi may jaar du ma saag du ma wax lu ñaaw mais maire bu ci yëkkati 100 francs jox leen ko néew ma la du am de mais di nga wuy ji fi mbaxana doonee benn ñu ànd dem force restera à la loi li ñu bëgg du fi am. gis nga stade bi lu mu leen jaral nañu ko li ñu man mooy ku ñëw ñu dugal la tëjuñu suñuy bunt loolu fàtte naa ko leeral mais dama koy préciser encore une fois tëjuñu suñuy bunt bu ñu ñëwee ñu dugal leen ci biir ñu football dàq ñu carte dàq ñu ASC ñoom ñoo génne seen bopp. mu ngoog foofu la ñuy ndar képp xibaar yi laata nag ma yëkkati jotaay bi faw ma gërëm ñi si jàpp ba mu yemb gërëm it yéen ñi sopp safoo ñu di ñu teewlu fii ci Mbour TV ëllëg la ñuy dellusiwaat bu ci yàlla àndee laata loolu wéy leen di ànd ak suñu ay programme jërë ngeen jëf.